SAED délégation bu Dagana doon ndar képp nag formation bi nga xamante ni ñi ngi ko jagleel pompiste yi loolee jëm ci tàggat leen ngir xool naka la ñuy yaxanale li nga xamante ni moom moo di yorinu ndox mi ak pompage yi madame Ndoye directrice délégation bu Dagana ñëw nag ci xayma ginnaaw ñeenteelu fan ci liggéey boobule. vraiment résultat yu satisfaisant rek lañ ci jëlee parce que boo ko xoolee globalement boo boolee ñi nga xam ni tàggat nañ leen ci. muy les responsables d'irrigation les pompistes ak le dispositif d'encadrement bi leen di accompagner boo ko xoolee presque ñu ngi tourner autour de 130 personnes yoo xam ni renforcer nañ seen ay capacités. formation yooyu nag méthodologie bi ñu adopté bokk na ci mooy avant démarrage yu formation bi dañuy njëkk a def li ñuy wax évaluation mooy xayma ñoom seen ay xam-xam fan la toll seen xam-xam fan la toll. par rapport ak lecture compteur horaire yi mais seen xam-xam fan la toll par rapport ak lecture échelle limnimétrique yi biñ ci paree nag aussi à la fin de chaque formation ñu defaat réévaluation xool aussi lan mooy maanaam jeexitalu formation bi ñu gis ci nag aussi vraiment impact bu positif moo ci am parce que boo évaluer résultat yi ci génn après évaluation avant démarrage ak évaluation après kii formation dañuy gis ki ni ndekete amoon na ay manquements yu bare te loolu grâce à la formation moo tax ba vraiment corriger nañu léegi. leneen li ci gën mooy ces responsables d'irrigation ak les pompistes décelé nañ fa ay manquements yoo xam ni gis nañ ko ci seen station de pompage yi nga xam ni aussi recommandation yi fa génn mooy après formation bi l'équipe de la DAGE ak de la DAM aussi dinañ def le tour de ces stations de pompage mën a recenser aussi manquement yooyu mën ci apporter ay corrections le plus rapidement possible. léegi nag li ci feeñ aussi en perspective mooy ñoom nee nañu bu ñu sañoon formation boobu ñu lawal ko ba ci président d'union yi ndax ñoom ñooy ndawal président d'union te am na campagne fu muy toll ak pression bi ni muy méttee président dootul mën a xàmmee heure de pointe. dootul mën a xam ne pénalité da koy naan taalal rek kooku nag aussi nee nañu bëgg nañu en tout cas niñ leen tàggate ba mu gën a leer ci seen bopp ñu fexe aussi tàggataat vraiment les présidents d'union. leneen liñ ci gisaat mooy xam nga la gestion de l'eau c'est à 2 niveaux c'est à 3 niveaux sax benn bi ci niveau fleuve la benn bi kooku OMVS moo ko yore beneen bi ci niveau axe la DAM à travers le FOMAET moom moo ko yore. mais ñoom niveau bi leen concerné ñaari niveau yi leen concerné mooy niveau station de pompage ak niveau parcelle niveau station de pompage moom lañ doon régler à travers ces séries d'ateliers de formation mais beneen bi ci des nee nañ pour que mu gën a am rationalité dans la gestion de l'eau nañu fexe aussi en perspective ñu defal leen ay modules de formation sur la gestion de l'eau au niveau parcelle loolu dina mën a permettre maintenant ñu mën a yaxanal bu baax a baax ndox mi la ko dalee ci station bi ba mu agsi ci périmètre bi. donc yaakaar naa ñëw nañ ci cappaandaw li duñu terminer te félicité wuñu ñi nga xam ne ñoo daan jàppale ci formation boobu muy vraiment l'équipe de la DAGE l'équipe de la DAM l'équipe de la DAH di beral loxo aussi le directeur général de la SAED moom mi nga xam ni moo ñu jàppale ba ñu mën a tenir ces ateliers de formation di ko tàllalaat loxo aussi par rapport ak recommandation yi nga xam ni génn nañ fi pour yeneen module de formation yoo xam ni dafay jëm ci maintenant président d'union yi waaye jëm ci aussi module de formation boo xam ne dafay dem ci gestion de l'eau à la parcelle ndax mu mën a permettre maintenant ñuy gérer le premier intrant moom mooy ndox mi la ko ci station bi ba ci maintenant parcelle bi. waaye nag ca weneen wàll wa ñoom ñi nga xamante ne ñoom la ñu doon formé ci liggéey bi kenn ku ci nekk rek di yëkkati kàddoom di wax nag ana gan njëriñ la ñu jëlee ci liggéey boobule. waaw maa ngi rafetlu vraiment la formation parce que c'est une formation bu nga xam ni. c'est venu à son heure quoi parce que lu ñu saytu woon mooy que ni dañu gis ni producteurs yi ñu ci bari ils maîtrisaient pas la gestion des stations de pompage tey jii cette formation dafa ñëw pour defal leen lu ñuy wax renforcement de capacité à l'issue de cette formation ñoom les pompistes dinañ xam nan la ñu war a taalee station di moytu ce qu'on appelle les heures de pointage parce que am na heure yi nga xam ni boo koy laal station ça augmente les factures donc tey jii. bon defal nañu benn renforcement de capacité les pompistes à telle enseigne que ils vont gagner te bu ñu gagner le bilan d'eau dina wàññeeku parce que dinañ def une gestion optimale de l'eau bu ko defee nag dinañ mën a rentabiliser la production loolu mooy sababu formation vraiment c'est une formation
qui est très intéressante. wallahi alhamdulilah liggéey bu baax liggéey bu jaar yoon kontaan nañu say ndax say ñoo jàppale ñoo ne giidi ñoo na yore bu dul woon yàlla say fekk jaw doon nañu kon nag jërëjëf man kontaan ak liggéey bi kontaan ak golle bi def naa remercier madame Seck ak senior délégué ak délégation bu tas fii. lii bu ngeen ci jógee fan la mën a yóbbu seen liggéey. ñun du ñu yóbbu yoon du ñu bëgg dem comme aménagement amul bu ñu demee ñu dem contre saison départ campagne. waaw moom li ñu fi dajale tey moom comme ni nga ko waxee ren mooy tey mooy ñeenteeli fan bi ñu tase fi di waxtaan ci wàllu ndox ndax ndox da di lu am solo ci wàllu mbay waaw mu mel ni nag ndox moomu dañu war di ko saytu mu mel ni ci li ñu sas sayet loolu da ci bokk waaw mooy di saytu ndox mi nga xam ne baykat yi ñi ngi koy jëfandikoo ngir xool ndax ñi ngi koy jëfandikoo ci ni mu waree waaw mu mel ni loolu nag day am ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy soxla pour mën a saytu ndox moom loolu nag ci la ñu dajale baykat yi ngir ñu mën a xam jumtukaay yooyu nan lañ koy jëfandikoo pour ñun ñii nga xam ni ñoo war a saytu bu ñu waree saytu duñ ci dajeek benn jafe-jafe mooy bu ñu ko jëlee ci wàllu nasaraan mooy remplissage yu fiche de suivi yi ñu xam nan lañ koy remplir ba bu campagne bi jeexee bu ñu bayee ba bay bi jeex bu ñu joxee fiche yi ñun ñu mën koo jëfandikoo def ci saytu bi ci war. wàllu rendement moom ci wàllu mbay ñëpp xam nañ ne ndox lu baax la ci bay. wante am na noo koy jëfandikoo boo cee waree jëlee rendement bu baax boo moyul rendement bi nga ci jëlee du baax ndax inondation ñun ñëpp xam nañ ko ñun ñiy dëkk ci waalo saa su ne di nga dégg ñu ni la inondation am na ci tool ba inondation bu ñu koy wax mooy ndox maa bari kon ndox bu baree mën naa yàq tool bu manqué it mën naa yàq tool wante ñun lii ñuy def formation bi ñuy defal producteurs yi ngir ñu bañ yàq ndox mi ci inondation ngir it ñu bañ ko mu manqué ba mu yàq seen mbay leneen li tamit mooy jëm ci wàllu li ñuy fay ci courant ndax dañoo seetlu ni li ñuy fay ci courant day bari lool waaw te li koy indi li ci ëpp mooy yàqum ndox mi waaw. formation bi baax na jaar na yoon lu ñuy réer loon gën ñeen yokk bu baax xam nañ ko waaw liñ ka boole ak liñ ka amoon yëpp yokk nañ daal kam-kam bu baax macha allah. bii kay buñ jógee fii bu ñu liñ ñu jàngal buñ jógee fii dañ koy gën a sàmm ndax ñu gën développé ak liggéey bi jëm kanam parce que bu jëmee kanam ñun ñëpp daan ci njëriñu tolof yëpp yu fi baaroon yëpp dana saa. waaw njëriñ bu bare parce que dama yaakaaroon ni xam naa lépp mais ba ma ñëwee fii tey xam naa ne des na lu bare jàng naa fi li nga xamee ni bu ma demee dinaa gën a améliorer ni may téye pompage bi bon lépp li nga xamee ni xaw ma ko woon aussi gën naa fi xam bon séminaire kii bi nekk na li nga xamee ni lu am solo la waaye dafa am li nga xamee ni aussi dama koy ñaan waa SAED moom mooy ñun ay pompistes lañu ci ndigal rek la ñuy wéy ndigal boobu nag ki koy joxe moom mooy président wu union bi ànd ak trésorier donc genre yu mel nii il faut que ñoom it ñu invité leen ñu xam ni pompiste bi ndigal la am ñoom it ñu dégg ni ba ëllëg lépp lu ñuy jox pompiste bi wala directive yi ñu koy jox ñu xam ni loolu nekkul li nga xam ne dafa mun a gaañ mbooloo bi ndax bu ñu topp bëgg-bëggu baykat yi rek ba lépp li nga xamee ni moom la ñu war a saytoo station bi ëllëg Senelec jël ko donc facture yi cher na heure de pointe yi am na mais ñun xam nañ ko mais amuñu ndigal des fois si président union yi pour ñu defal ñu ko. xam ni su ma gisee loo xam ne moom jaaxal na ma damay woo ko naan malal mu wax ma même su ma jàngu tamit danaan ma foto ko envoyé ma ban kii la ma wax ko ma nangam ak nangam mu bës ndox ñëw ma noonu lay dundee moom échangement bi nii jàngu waaye lu ci bëree bëri man xam naa ko wax dëgg yàlla bëri si ñoo xam ni sax dañuy ñëw sax seen pompe am problème man maa dem rek la leen ko ñëwaat toog waaw jërëjëf. non am na njëriñ moom macha allah kontaan nañu trop wax dëgg yàlla kontaan nañu trop wax dëgg yàlla di nuyu waa SAED yëpp daal seen liggéey rafet na lool yàlla may ndam ci seen liggéey bi. liggéey bi rafet la puisque SAED a toujours été la SAED puisque day assister paysans yi day assister aussi pour pompistes yi
et pompistes yi aussi vraiment daf leen di former. Il y a des techniciens pompistes yoo xam ne aussi pour nga nekk ko il faut que nga xam ni nga xam pompe bi lu muy doxee fonctionnement pompe bi par exemple. que pompe yi war nga leen fonctionner nga war am benn pompe wala ñaari pompe wala ñetti pompe yooyu yëpp dafa tegu aussi ci niveau niveau ndox mi yooyu boo ko xamee ba pare nga ñëw nga xool bu fekkee ni da nga war a taal station de pompage nga xool say appareil au niveau du démarrage nga xool d'abord sa armoire nga vérifier d'abord sa ak say pompe soo vérifier sa pompe ba pare nga tourner sa pompe ba xam ni si pompe bi amul benn problème par exemple ci puisque au niveau de la bâche mën na am des kii étranges maanaam ay corps étranges c'est-à-dire di ñaax ou bien yooyu puisque ci au niveau de l'amont ci dex yi bu dee ñëw par exemple day indaale ay saleté te saleté yooyu war nga xool est-ce que mi ngi ci ñëw na ci bâche bi wala ñëwul ci bâche bi